jërëjëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bi simila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees tey am yéene faram fàcce ko diwaanu Ziguinchor yëngu na ci suba tey jile ndongo yi nga xam ne jàngee fële ci UVS université virtuelle du Sénégal ñoo maas wàcc ci mbedd mi takkaay sagar yi xonq cur di ñaawlu anam yu métti ñuy jàngee li tax ba seen ino bi espace numérique ouverte bi ñu leen jégleel mënta pare moom la ñu xamul fan lañ ko teg ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moo tukkee ci kii di Amady Khalil Diémé ba tey lu jëm ci dogal yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall jël na ko ngir daal mën a wopp ji di Covid-19 gannaaw ba ñu gisee ne tàmbale war naa seq ay jéego ànd gësam daal la ñuy sàkku mooy ñu jëm respecté mesures barrières yi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne moom lañ ci indi bu amee ñuy dund ay jafe-jafe jamono ji ñoom ñoo di doomu aadama yàlla natoo ñu amee ak laago te nekk fi ci biir réew mi léeg-léeg sax dañuy dem bay samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ay doomu réew mi waaw am décc tax ñu profité ci bëccëg bi njëgal tey bi leen jegeel daal di kon sàkku ci kilifa yi ngir lu ñu mel ñu wax si ci biir xibaar itam daa ngeen ci dégg kàddu yi mu ci rotal moom Yatma Fall bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi diwaanu Ziguinchor yëngu na ci suba tey jilee ndongo yi nga xam ne jàngee fële ci UVS di université virtuelle du Sénégal ñoo maase wàcc mbedd mi tak ay sagar yu xonq cuur di ñaawlu anam yu métti yu doy waar yi nga xam ne la ñuy jàngee li tax ba fii seen ENO bi di espace numérique ouvert bi ñu leen jagleel mënta pare loolu la ñu xam fan lañ ko teg ab taxawaay ñaxtu moom la ñu xëy amal ci suba tey jilee dañuy dem ci diwaanu Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé. ay étudiants yu UVS bu Ziguinchor ñoo dénoncé ci jeudi bi mauvaise condition d'études yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ñoom dañoo jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi pour manifester ñoom seen maire alerté tamit opinion bi ci difficulté yi nga xam ne ñoo ñëw rek di gàllankoor ñoom seen jàng fii ci Ziguinchor nee nañu suñu sukkandikoo seen porte parole difficulté yi nga xam ne am nañ ko ci connexion ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy am rek ci réception seen ENO bu Ziguinchor. maa ngi tudd Abibou Ndiaye Sarr Diédhiou étudiant là au niveau de l'université du Sénégal fii ci ENO bi Ziguinchor fu ñu toll ne instant yi nii doy na sëkk bâtiment bi mu ngi fii depuis 2016 alors que c'est la même construction avec l'ENO de Kaolack kii Kolda autant pour moi ñoom ñoo ko tabaxandoo les Kolda inauguré kii seen ENO bi ba ñoom ñu ngi seen ENO bi ñu ngi jàng pourquoi pas Ziguinchor ba léegi ñoom kenn mënu la wax bopp ak genn bi man mi Ziguinchor ba léegi ñu mun ñu am suñu ENO bi propre ENO lan moo tax lan mooy problème bi moo tax tey ñu organiser conférence de presse pour laaj ñu nekk suñu kanam. suñu sukkandikoo ci étudiants yooyu nga xam ne dañoo arboré ay brassards rouges pour rek manifester ñoom seen mer autorités yi en charge de l'enseignement supérieur dañ leen fàtte abandonné leen complètement ñu ne promesse bi nga xam ne Cheikh Omar Anne ministre de l'enseignement supérieur def na ko pour ñu mën a réceptionner jox leen bâtiment bi nga xam ne soo xoolee travaux yi ñu ngi am lenteur bu inexplicable te moom Omar Anne nee na daf mën a utiliser en 2020 nee nañu promesse boobu soo xoolee ba xool mënu koo respecter moo tax ñoom ñuy lancer menace bi. gëmuñu loolu parce que boo xoolee bâtiment bi yéen ñu si wax ak yéen bu gis ngeen bâtiment bi mu ngi fi depuis 2016 construit nañ ko depuis 2016 tey mu ngi 4 ans est-ce que fii ba décembre bu ñëw sax du pare suñu yëngalulee loolu moo tax tey ñu taxaw fii pour wax ak yéen ñu ne carrément ni que c'est-à-dire pays mun nañ leen orienter ñu leen ENO Ziguinchor là on a dit que c'est pas nous qui oriente mais le problème en est que booy ñu kenn du def inscription administrative si suñu ENO kenn du fa dugg léegi ñoom ñoo xam fu ñu def booy seen inscription administrative mais bu tant que suñu bâtiment bi parewul kenn du def seen inscription administrative su suñu. un homme averti en vaut deux loolu la étudiants yi lancé autorités yi ñi nga xam ne ñu ngi leen di invité pour ñu indi saafara si situation bu métti bi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel fii si Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. jërëjëf Amady Khalil Diémé ñu ngi koy sant di ko gërëm liggéey nag amul fële ca tuwaay for ñi di liggéeykat yi ñoo xëy banque seen yoxo lank ne kon duñ ko liggéey ngir ñaawlu anam yu métti yi nga xam ne ni moom la ñuy liggéey fukki waxtu ak ñaar moom la ñuy liggéey ci bés bi du contrat du salaire bu baax ñu bari si ñoom bàyyi nañu jël gaal yi lee situation bi lañ leen mëntu la wéy moo tax njëkk seen kàddu di sàkku si njiitu réew Macky Sall ngir mu wax si lii dañuy dem ca diwaanu Mbour fekk fa Thierno Daf ngir bañ ñu salfaañee seen àq ak seeni yelleef liggéeykat yi nekk ci société Twyford bank nañu seeni loxo bañ a liggéey. dañuy liggéey ci conditions yu metti tey ñu ngi liggéey 12 heures de temps xam nga 12 heures de temps sans pause tey xoola xaaj bi fi nekkoon daaw xaaj boobu noonu nekkatu fi transport bi matul ñëpp transporté wuñ leen ñu dëkk bu gee rek amuñu oto bu leen yóbbu
dañuy paas di ñëw ci salaire boo xam si boo ci paasee 30 000 daanaka doo lekk doo naan yaa ngi dégg prime yi ñu war a fay prime de risque prime de salissure gisuñu ko convention bi ñuy liggéeyee baaxul carrière et mine nañ bokk ñuy liggéeyee BTP fii toll nañ mat nañ 800 personnes mais tey 800 yëpp ñoo yem ñëpp a yem ñëpp ay dund ci condition yu bon salaire yu bon yaa ngi dégg ak lekk bu bon. ginnaaw bi ñu ñaawloo faatu seen benn naataango ñoom liggéeykat yi nee nañu li ub seen bakkan jamono ji moo di seeni xarit yi nga xamante ne jëloon nañu ci gaal yi dem ci mbëkk mi. am na ci suñu xarit yoo xam si ñu ngi leen di ñaanal peut-être xamuñu sax ci lan nekk am nañ benn élément boo xam si démb rek la génn àdduna bu fi nekk c'est-à-dire fii li fi nekk dafa ëpp dafa doy waar kenn mënul wax lépp muy suñu collègue yi nga xam si ñoom ñoo fi nekkoon te ñu ci bëri ci ñoom jël gaal gi tey dem léegi nag nan ñu dimbali ngir yàlla bàyyi ñoo toog leen ñu ak bu leen dugg ci gaal gi parce que ñoom ñoo ñu dugal ci gaal gi état bi fu mu toll nii ñoom Sénégal doomu Sénégal yi fi dee ñoom ñoo leen rey man nga ni tey état bi tey ñiy dee nii ñoom ñoo leen poussé. ñoom liggéeykat yi joxoñ nañu tam baaraamu tuuma nguur gi ne amul benn ndimbal gu mu leen dimbal ci kanamu xoqatal yi ñu leen di xoqatal te dara warul ko lu mooy ay doxandeem. loolu lépp li ko waral mooy mën naa ni état bu ñu seetaan suñuy njiit gungewuñ ñu dañu bàyyi ak ñoom biñ leen joxee suñuy terrain ba pare jox leen suñuy suuf après état bi dafa am lu ñu def maanaam dañoo jël seeni doom jaay leen ko en même temps maanaam ñun dañoo tayle kii dóor bu arrêté wul dóor yi ñuy jooy duñ arrêté di jooy xam nga prime de salissure mosuñu ko am xam nga convention bi c'est-à-dire bari na même danger yi nekk ci biir port de masque yi am ñoo xam si dañuy nekk gaz am na ñoo xam dañuy nekk gaz di takk masque genre masque yi. li ñu metti xam nga mooy lan mooy ñi ñu war a protéger su état bi ñu war a protéger ministère du travail ñi ñu war a protéger ñoom ñoo ñu tayle. Twyford benn société la bu nekk ci diwaanu Sindia ñi ko jiite nag ñu ngi bàyyeekoo ci continent asiatique. Mbuur Thierno Daaf Walfadjri. jaajëf Thierno Daaf ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi Bargny ci la ñu jëm di benn dëkk boo xam nga nekkee foofee ci diwaanu Linguère askan fa dëkkee jaax loolu lañ def ndax sàngara si nga xam ne xale yi ñoo koy jëfandikoo duppee ko bul fale lépp ci seen ndaw ñi moom la ñuy jëfandikoo léegi loolu nag di faral di jur ay fitna ci seen biir ba ay coronte jaas di ci am muy nag lu doy waar yóbbee préfet diwaan bi yëkk ay kàddoom di àtt commerçant yi koy jaay ak xale yi ne ñu ngi seen tànk Doudou Thiam moo ñu toogal foofee ci diwaanu Linguère. ci Barkédji digganteem ak Linguère toll ci fanweeri kilomètre bari na ay ndaw yi nga xam ne dañuy naan alcool bi ñuy wax bul faale ngir mën a mandi mbir moomu nag jaaxal na waa Barkédji ba kii di Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne moo jiiti association pour le développement de Barkédji nag yëkkati na ci ay kaddu. bul faale moom ñu ngi koy consommé barke lu moom dëgg la lu wér péng la boo gisee waxoon naa sànq ne bul faale bi vente libre la kenn ay wut jaay parfum ñoom parfum la ñuy naan mais parfum mu nekkul pour naan moo tax ñu def ko parfum feneen la war a jumtukaay feneen la mais pas di ko naan boo bëggee daan alcool moom lan war a naan wala boisson wala leen mais bul faale nekkul parfum bi nekkul boisson mu war a naan donc lan moo tax gars yi di ko jëfandikoo parce que moo gën a yomb te fu leen koy jaayee. moom Ibrahima Ndiaye nag mi ngi sàkku ci ndaw yi ñu bàyyi jëfandikoo bi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo bul faale bi ndax dafa am ay jeexital yu metti ci seen wàllu wér-gu-yaram. te benn bi si gën a garaaw mooy baaxut ci wér-gu-yaram nee naa boo amee juum rek nga def ci parfum ni muy saxee wax ma la yow nga naan ko sa xol bi muy mel mais baax ci wér-gu-yaram des fois dañuy ay parfum yoo xam ne ay 110 degré la wala 60 degré même nga naan ko te loolu bu nga ko naanee da ngay tàggoo sa sago des fois gis ay xeex fii ay yenn violence ci agression te yëpp jar ko. sous-préfet bu Barkédji di Pape Ibrahima Sall nag moom li mu wax mooy donte phénomène bi am na fii ci Barkédji nag waaye nemmeeku na ne fi mu ne nii mi ngi deltu ginnaaw bu baax a baax ndax takk der yi mayu leen jàmm fu nekk rek ñu ngi leen fay fekk di leen jàpp. waaw dëgg la man def naa fi juróomi at mais jàpp naa ni gis naa ni tamit ni mu meloon ak léegi wàññeeku na parce que population yi doomu Barkédji ñu ngi communiquer. wàññeeku na parce que ñun autorités yi ñoo ngi wax ak ñoom maire mi ngi wax ak ñoom mais aussi léegi amaguñu poste waaye nag am nañu gendarme yoo xamante ni dañuy chaque semaine dañuy dem ak ñëw ñu ngi en présence à Barkédji ñu ngi taxaw ci tali yi ñi ko daan indi ñu ngi leen di interpeller ñun aussi ak ñoom léeg-léeg lu ci ëpp dañ fay dem surtout ay bu ñu nee suba la luma wala ci jour luma yi dañuy ànd ak ñoom di def ay opération coup de poing di ko def ci kër yi di ko def ci kër yi nga xam ni moom la ñu cité que ni fa la am di fa jël ay kii di leen jàpp donc jàpp nañu daal vraiment amoon na te loolu tamit amul rek du Barkédji rek
waaw du Barkédji rek xëy na côté yi la xaw a gën a ëppee mais loolu fu yaakaar naa fu nekk léegi am na fi Sénégal. jëfandikoo bi nga xam ne ñu ngi koy jëfandoo nag bul faale fii ci Barkédji nag am na ay jeexital ci seen wàllu wér-gi-yaram bu sukkandikoo ci waa kër docteur yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Barkédji nag bari na ay ndaw yoo xam ne dañuy ñëw foofu di jàmbat li nga xam ne mooy mbirum xol wala boog mbirum noyyi dara waralu ko lu may jëfandikoo bi ñuy jëfandikoo bul faale boobu. bul faale nag nekk na mbir mu doy waar ndax ay xeex ak ay faat bakkan fii ci Jolof nemmeeku nañ ko fu mel ne ca Tessekere ak ca Mbula te dara waralu ko lu may ndaw yi nga xam ne dañuy jëfandikoo parfum bii di bul faale te buñ ko naanee mu leen di tàggale seen sago du caat ci Linguère pour radio télévision Walfadjri. bu dee gouvernement bu Sénégal taxaw nañu tembe ngir faale wopp ji di Covid 19 ay matukaay daal lañuy jël ngir xeex wopp ji gannaaw bañ gisee ni dafa tàmbale seq ay jéego bu ñu sukkandikoo ci Mballo Dia Thiam mi ndeyte fu alliance ànd gësëm moom dam la muy sàkku ci gaañ yi mooy daal ñu gën respecter lii di mesure barrière yi lee Mballo Dia Thiam ñu teewlu ko ci téléphone Abdou Khoudoss Diallo. waaw loolu ñu ngi koy njort kii bi feebar bi coronavirus xewul Sénégal fexeel na jóge woon Chine ñëw fi te ñooñu bañ ko amee tamit mu metti loolu ci ñoom demoon nañu ba mu wàññeeku aussi mu metti woon ci ñun mu wàññeeku comme que mi ngi jógaat nag dañoo war a fagu ñun nag sentinelle lañu li ñu war a suñu rôle la ñuy wax fexe ba gouvernement bi jëlaat ay dispositions pour que mesure barrière yi ñu fi tegoon ñu tegaat ko fii fexe ba nit ñi di raxasu parce que léegi masque yi sax dañ ko soofantal parce que kenn takkatul masque kenn raxasootul te foogoon nañu sax feebar bi bu ñëwee ba dem dana am loo xam dañ ko ci jàngat mucc voilà wax nañ ko pour mu wax ñu vaccin bi donc ci anam lañ koy jotee vaccin bi donc nan lañ koy doxalee nañuy former nit ñi population aussi ci lañ ko war a mën a jotee li ci des nag mooy en dehors de cela donc nan lañu mën a fexe ba nit yi jot ci ak ñuy vacciner ñan lañ ci yan condition di ñëkkee parce que bu dul loolu ay ñoo xam ni xëy na da nga leen takk masque ñuy bañ defe naa pour nga jàkk leen yenn saa yi di yomb. bu am ñu yàkkamti lool wopp ji di Covid 19 tàggatoo moom moo di sunu mbokki lawbe yi de daanaka bu wopp ji teroo ci réew mi léegi gisatuñu benn client jafe-jafe yu tar moom la ñuy dund Serigne Gueye wàccoon na ci mbedd mi dem seeti ji leen ñu teewlu ko ci reportage. méccam yett doxatul comme na mu daan doxe ñii di lawbe yi te di ci yëngu seeni bamba maaseetul ndax ñàkku client Fatou Sow di jaaykatu gën ci rond-point Liberté 6 doxeetut ndax gis nga lii nu teg ci taabali ca suba ba tey daanaka benn gën lan fi jaay rek waaye nag yàlla baax na muccuñ benn yoon ci njoraange gi jàngoroy coronavirus indi Pape Gadiaga xelam dem ci touriste yi daan ñëw di jënd objet d'art yi nga xam ni ñu ngi koy liggéey Covid yi ba mu ñëwee ba léegi ñu presque suñu liggéey doxatul objet d'art yi dañ ko doon jaay lu bëree bëri di jaay ay prix mais actuellement nii bu mu taxawee ba léegi affaire bi doxatul parce que corona bi moo tax tubaab bi ñëwatuñu touristes yi ñëwatuñu ñun ñoo koy gën a jënd prix boo xam ne ci lañ ko mën a jaayee doon Sénégal dañ koy jënd mais Sénégal yi partout tout lañ koy jënd di ko maye ay cadeau mais li ñuy jaay nii actuellement nii doxatul dox boobu. bant yi ñu yett kenn mënatu ko teg bët loolu la Ibrahima Gadiaga xamle nee na bokk na ci jafe-jafe yi ñuy gën a jànkoonteel ñoom lawbe yi. bant amatuñ ko waaye ndax dafa sori fi ñu ko war na amee yëpp àll bi dafa sori léegi àll bi amatul bant àll bi daanaka su ma yeboon àll bi daanaka jeex na parce que léegi boo fa ngay jëlee bant yi day sori ñu ko indi xam bu nawet jotee duñ ko mën a indi ndax nawet bi àll bi yëpp day tooy. camion yi war a ñëw indi li bant yooyu ñuy liggéey du mën a ñëw. jàngoroy Covid 19 ji laal leen bu baax a baax ñoom lawbe yi xam le ne geesuñu leen benn yoon ci financement buñ tukkee ci nguur gi la ñu dese kay mooy seeni gët ngir di janoo ak a xool jumtuwaay yi ñu yett ci seeni yoxo yu ca mel ni ay objet d'art ay jémbe wala ay gënn. jërëjëf Serigne Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm ñeneen nag ñu dund ay jafe-jafe ñoom ñoo di doomu aadama yal na tokkoon ñu amee ak laago te nekk fi ci biir réew mi léeg-léeg sax dañuy dem bay samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ay doomi réew mi la ñu wax am déet ndax bu ñu feebaree duñu faju jànguñu te bu yàlla defee kon ñu jàng ba am seen lijaasa duñu am liggéey dañoo profité nag ci bëccëg bi nga xam ne lañu jagleel tey daal di kon sàkku ci kilifa yi ngir lu ni mel ñu wax si Yann Fall moo jiite mbootaay gi ëmb doomi aadama yal na tokkoon ñu amee ak laago ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. Sénégal téeméer nit ñoo jël fukk yi ak juróom dañoo amee laago loolu nag Banque mondiale ak OMS ñoo ko wax ci rapport mondial sur le handicap boo demee di nga ko fa fekk te loolu boo ko xoolee lim boobu jege na 3 millions de personnes ñooñu nag bi ñu jàngatee seen situation
gis nañu ne am nañu ay jafe-jafe yoo xam ne ci la ñu nekk jafe-jafe yi mën nañ ko tënk ci ñeenti jafe-jafe bu ci jëkk mooy lu jëm ci wàllu santé wàllu wér-gu-yaram wàllu appareillage parce que handicapé yi boo bëggee mu jàngi wala mu def dara te amul pousse-pousse wala amul beeke wala amul aide technique du mën a dem or yooyu dañu am ay jafe-jafe pour accéder ci ñaareelu problème bi mooy problème mu njàng mi ak formation bi parce que boo xoolee suñu école yi ak suñu centre de formation yi biñ koy tabax sóoruñu woon ne dina am ay élèves yoo xam ne ay handicapé lay doon ba tax na ñu am ay jafe-jafe pour dem ci njàng mi ñetteelu jafe-jafe bi mooy jafe-jafe yi ñu am pour liggéey pour def insertion loolu moo tax ñu bari lu ñuy gis ay xale handicapé yu toll ci âge de production ñu nekk ci mbedd mi di yalwaan Dakar wala ci dëkk yu mag yi beneen ñeenteelu jafe-jafe bi mooy li ñuy wax cadre de vie général ndax Sénégal mu ngi tabax ay pont ay autoroute ay autopont yooyu am na solo yooyu nag mi ngi jëm ci citoyens yi war ko jëfandikoo waaye dañu war a bàyyi xel ne citoyens yi itam am na ci seen biir ñoo xam ne dañu amee laago dañu war a jëfandikoo infrastructure yooyu loolu mooy jafe-jafe yi nga xam ne diagnostiqué woon nañ ko ba taxoon ñu def loi d'orientation sociale jël ay mécanisme def ko ci loi bi pour que mécanisme yooyu buñ ko doxalee mu mën a wàññi jafe-jafe yi nga xam ne moom la way laago yi nekkee ci réew mi des ba tey ci bëccëg boobulee ndax kuréel yi nga xamoo ëmb doomu aadama yu jànkoon ba amee seen lijaase te yàlla dogal kon te yàlla natu leen ñu amee ak laago ñoom it dañoo profité ci bëccëg bi daal di kon saako ci nguur gi rawatina njiité réew Macky Sall mu jëfe loi d'orientation bi ñu fu wootee jàng ba am seen lijaase ba nopp bëggul bu ti ko nekk ci mbedd mi yelwaan loolu lañ ne daf fi war a jeex Serigne Gueye mooy jiite kuréel googule am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro yaay Adama Diallo. loolu moom mooy problème mu handicapé yi fii ci Sénégal da ngay jàng ba am ay lijaasa mais pour nga am liggéey day nekk problème te loi d'orientation sociale daf ne fii ci suñu réew 15% yi chaque année ci recrutement bi am dans la fonction publique dañ ko réserver mooy la personne à mobilité réduite maanaam way laago bi mais dañu gis ne état du Sénégal respecté wul loolu waaw gàllankoor bi nag on répond pas une question par une question mais ñu loolu moo ñu jaaxal parce que le président de la République monsieur Macky Sall joxe woon na ndigal ministre bi nekkoon na régler problème mu handicapé yi recruter leen dans la fonction publique ak dans les services publics et parapublics mais dañu gis ne depuis lors ministre bi deful benn jéego maanaam def ci benn jéego ñun bind nañ ko sax bataaxal pour di ko laaj fu mu ci toll mais tontuwuñu waaw carte yi moom doon na am njariñ nag comme ni ko président bëggee woon mais dafa des lu bëri parce que carte yi pour ñu mën ko utiliser il faut que état du Sénégal signe ay convention maanaam il faut que mu xaatim benn kii boo xam ne nii moom lay am moom ak digganteem ak ñi nga xam ne ñooy hôpitaux yi su ko defee su boobaa way laago bi bu feebaree dina mën a faju gratuitement mais ñun loolu saxaluñu way laago bi dafa bëgg moom liggéeyal boppam bu feebaree fajul boppam dañ dindi obstacle yi nga xam ne moo nekk suñu kanam mooy maanaam ñun li ñu différencier ak valide bi mooy suñu kanam dafa am ay obstacle maanaam dafa am lu ñu gàllankoor donc loolu lañ ne président nañu ko teggil su ko defee ñu demal suñu bopp waaw li ñuy xaar ci état bi du dara lu dul mu jox ñu li ñu moom parce que ñun ñaanuñu saraxuwuñu quoi dañuy réclamer li nga xam ne moom ñun ñoo ko moom muy mooy suñu 15% parce que état du Sénégal mën na dem ba un jour un handicapé jiite ko nekk le président de la République mais actuellement au Sénégal handicapé bi dafay dund l'enfer la fiy dund quoi te c'est pas du tout normal. suba incha allah ci kattanu suñu borom dañoo am benn doxu ñaxtu boo xamante ni ñu ngi koy tàmbalee place de l'Obélisque ba rond-point RTS incha allah ci kattanu suñu borom. doxum ñaxtu googee sax amal nañ ko Moussa Sène moom lañ fa yebaloon daañu ci jël soit ak moom ci suñu yeneen i jotaayu xibaar Salde ak Cubalel di ñaari gox yoo xam ñu nga nekkee fële ci Ila Morphil nekk fële ci diwaanu Podor dalloon nañ ay écoles yu bees ay école franco arabe la ñu ONG RPK bàyyeekoo fële ci Kawer moo leen ko may dañuy dem ci Ila Morphil fekk fa abukat ci ndimbalu kuréel bu tudd RPK association pour la renaissance du patrimoine islamique et l'exploitation de la culture arabe askanu Salde Tabugut ak Cubalel laaw ñoo am ay bërëb yu bees a tàkk fi ñu jànge lépp lu jëm ci wàllum diine li nu mel nag dina gën a tax que kilifa yi xeex ak lii di mendicité ak émigration clandestine. tey jii dañuy inauguré fii benn centre islamique bi nga xam ne dañu ko may parce que dañoo seetlu fii ci Podor xale yu bari parents yi dañoo décidé ñoom di dugal seen doom école français bi ci gën am ñi nga xam ne ñoom dañoo des si loolu ba tey léegi nag koy jàng alxuraan war nga mën a jàng ci ay xawaan comme arabe ci anam yu mucc ayib pour nga mën a am sa bac nga mën a tam def formation professionnelle boo xoolee xale yalwaan bi tamit bëri na pour wàññi yalwaan bi il faut xale bi jàng ci condition yu baax loolu nag li ko mën a def mooy comme centre yu mel ni tey am na ñoo xam ne si ñoom jàngul diine jàngul arabe ñu tëral na leen lii day indi benn offre boo xam ne si dana leen dimbali parce que ñu fi nekkee ba léegi ñoo si loolu ñu yëngu surtout ñu ay école français comme ay aérolao ndax dina nekkee donc boo xam ne si gis nañu population yi offre boobu leen soxal
bu éeree aussi wala na ñoom wala ñu war a jaar ba loolu na nekk donc bu ONG bu ñu leen gunge leen loolu mën a nekk fii loolu ñun dañ koy am. di ay investissement yu askan wi rafetlu bu baax a baax. ñu ngi jaajëfal ONG RPK bi nga xam ne moom moo ñu may centre bi nga xam ne ñetti classe la déjà bien équipé même ñi am ventilateur nga xam ne c'est très rare donc parents yi nañu dugal seen doom yi parce que alxuraan baax na arabe baax na comme français baax na. donc moo tax ñu leen di remercier si loolu comprendre nañ ne lépp lu ñu def si éducation ñu gën koo yëg parce que élèves bi ñu ñëw ci jéeg bi mu nekk taal c'est la première école tey suñu jógee fii si mbir ñi daan ci bële bu ko wane ne lépp loo xam si éducation bi si yëngu en tout cas bu ci nekkee dana def lépp pour tere ko parce que li moom léegi lépp li nga xam si mooy éducation ak formation si circonscription de Bété nga xam ne dafa polarisé 12 communes. bërëb yi nag ginnaaw biñ ko tabaxee ba pare daa ànd ak ay table banc ay mini forage ordinateur ak ay yeneen jumtukaay pédagogique RPK dugal ci xaalis bu takku lool fii ci Podor seen naataango Abou Kane pour la télévision Walfadjri. jaajëf Abou Kane ñu ngi lay sant di la gërëm di keg yéen nag ci reportage bu bés bi bu njëkkoon soxna yi ay jafe-jafe yu tar mu lañu doon jànkonteel ngir matal yenn liggéey yi nga xam ne ni moom la ñu amal ci biir kër yi lee lu ci mel ni togg fóot ak yeneen yu di mel waaye ak jumtukaay xarala yu yees yi seen i jafe-jafe yooyu tey ji woni na yaay Adama Diallo Mami Kanté wàccoon nañ ci mbedd mi ñu teewlu leen ci reportage. bu njëkkoon jigéen ñi dañ daan daj ay coono ngir def liggéeyu kër wante léegi ak jumtukaay yi yees yi coono jeex na bu ñu sukkandikoo si ndaw sile li Ndey Saw nekk restauratrice. jigéen moom liggéey bi moom neex na ndax instant bi mun nga tëdd reposer ba 5 heures daggate soble am na daggate yàpp am na daggate foie am na viande hachée am na nga noppale ko reposer bu baax man mu xëy damay jaay ak sa nokkos yëpp ak machine lépp loo gis léegi machine la tout est facile yaa ngi dégg bu mun naa xëy reposer wu. ngoon ko aussi ma reposé wu am naa temps su ma xëyee damay jaay sama ndékki su guddi jotee tamit ma jaay sama reer sama patron bopp laa. bu ñu sukkandikoo ci beneen ndaw si lee di ñu xamle que jumtukaay yu yees yi day leen di jàppale rek ngir ñu mën a teel a pare seeni liggéey. ni ma gisee loolu moom comme que jamono de dafa tëradi chaque jour ak ni muy ñëwee comme que ñëwee na ñuy dem marché di dagga soble di fajat di wal nañ ko doxee noonu daal. nañ ko dundee noonu daal comme que noonu rek la demee loolu laa ci xalaat daal léegi jigéen ñun ñëpp ngi liggéey kenn amul jot pour toog sa kër laaj na nga wal yëpp daggat yëpp dugal sa frigo saay boo wàccee rek togg nu mu gën a yombee rek. ginnaaw njëriñ bi nga xam ne jumtukaay yi yees yi am na ko nga xam ne jigéen ñi kenn sonnatul si yenn liggéey yi di ci def seen doole ak kàttan ñeneen ñu ngi xam ne rek lii de tayal rek ko waral. parce que suñu yaay yi ak suñu maam yi liñ daan daj. ak léegi ñaar yu bokkul la quoi vraiment loolu moom am na changement bu baax a baax mais nekkul seen ñàkk jom moom. jërëjëf yaay Adama Diallo kon ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëyee géew politique bi ne muy Karim Wade ak Khalifa Sall war nañoo tàllal seen loxo tàmbalay ñaan ngir projet de loi gañuru mandat di ko lamlaame ci assemblée nationale bu fa yeggee mun a sotti te doon lu mun a jur ngëneel ci ñoom yéenekaay bi di ñu leeralal ne ab projet de loi d'amnistie des crimes financiers et économiques maanaam bi le projet bu sottee dina mun a neenal ya ñu doon toppee ak daan ya tegoon ci Karim Wade ba ci Khalifa Sall ci alal gu lewul ak moomeel gu lewul ba ko ñaareel mun na leen a jëmmalaat ci géew politique bi maanaam mun a doon candidat ci bépp élection Walf Quotidien bi le projet ña nga ca yoonu jëmmal ko ci assemblée nationale yéene cabinet ndax newul ne la Mahmoud Saleh waxoon yàggut loolee moo tàmbalee feeñ ne Abdoulaye Wade ak njiitu réew mi Macky Sall réeroowuñu yéene cabinet 24 heures desandi ci assemblée nationale ne démb jot nañoo xaymaal ministère gi yor wàllub yoon koppar yamu war a doxee ci at mi ñu jëm waaye député ya jot nañ fa ñaxtu Mamadou Diop Decroix ne duñu seetaan benn yoon ñuy noot magistrat yi leneen ci seen càkkuteef bokk na ci ne fexe ba Khalifa Sall ak Karim Wade mun a jotaat seen àq ak yelleef ak seen sañ-sañ ci wàllu politique député Toussaint
Mangane Assane Diouf man ne ca Ndungu Siin otage lañ ko téye ci jamono ji ne jot nañu may ko aafiya mu delluwaat ci njabootam jawriñ gi ñu denk wàllub yoon di maître Malick Sall ay kàddoom ci 24 heures gis ne jiixi jaaxa jafe-jafe amul fantasiro amul ci wàllub yoon maanaam ci wàllu justice Sud Quotidien la am ci assemblée nationale ay député yu bari jot nañ ko mettitlu bokk na ci koppar yu takku ya ñu xaymaal CREI te mu toll ci juróom-ñeenti téeméeri millions ak juróom-benn fukk ak juróom-benn te CREI ci boppam liggéeyu fi lenn géej nañ ko dégg ci dossier Karim Wade ak dossier Tahibou Ndiaye tey ñu fab yile millions jagleel ko CREI ci ku xëyul gontul yéenekaay bi di l'Observateur ne Moustapha Niasse ak na muy doxalee ci assemblée nationale tàmbale jaaxal ñu bari yéenekaay bi ne yenn saay mu fippu ba assemblée nationale ba tàng jër yàggul dara jot naa fippu ci Mamadou Lamine Diallo yekk ko lu mel ni xeme docteur Moussa Diaw ne Moustapha Niasse mile magal na te jamonoom tàmbale naa weesu mënatula méngoog gis-gis ak ndaw ñi fi tey te doon ay député ci assemblée nationale yéenekaay bi di Direct News taxaw ci Mahmoud Saleh di directeur de cabinet bu njiit réew mi Macky Sall te ameewul benn diplôme bu ko mun a may googule ndombol tànk bu ñu sukkandikoo ci Mame Mbaye Niang mi gis ne Mahmoud Saleh mile njiit réew mi Macky Sall xamutoon ne Mahmoud Saleh amutoon diplôme Direct News ne réewum Léopold Sédar Senghor ak Cheikh Anta Diop yeeyowul benn yoon bile doxalin na muy doxale ci géopolitique bi moom la témoin xëye tey ne njiit réew mi Macky Sall sànk na fi ay parti yu bari yoo xamante ne ci tasaaroo la ñu mujjee yéen cabinet loolee moo feeñ ci parti socialiste feeñ ca AFP ba ca PDS tey njiit réew mi Macky Sall gësëm na parti réew mi bu Idrissa Seck yéen cabinet li quotidien caay jaabi la mu sombi moom la ñemetul naan ci jamono ji gannaaw kàddu ya mu yëkkati dal di sosal Mamadou Lamine Massaly mamu ne njiit réew mi Macky Sall def ko may woto bu bakkane tey Mamadou Lamine Massaly jot na ko kalaame ci yoon waaye teg bët caay jaabi doon lu jafe lool yéen cabinet sursaane tàmbale na am jafe-jafe Serigne Modou Kara rawatina Kara sécurité ndax lu toll ci ñeent fukk ak ñett ci ay jege ñaaleem jot nañ leen a teg loxo ba dossier am teeri ji na fu mbaxana doone benn Dakar Times taxaw ci centre de redressement privé yooyule Dakar Times di ñu xamal ne nguur gi dafa seetaan lu bari ba mu xew ci réew mi tey muy soog a jóg yéene cabinet li am ci yooyu le centre de redressement du kenn ku dul nguur gi li quotidien lu demee ni centre de redressement ak milice yi tey nguur gi munta def lenn ndax taxawaayam digganteem ak tariqa yi bu ñu sukkandikoo ci Abdoul Khadr Sanogo commissaire Boubacar Sadio addu ci li quotidien ne li xew nguur gi waru ko seetaan na jël matuwaay ya ca war te enquête ba ca war nañ ko ci amal commissaire Sadio ne dossier bile bu ñu deful ndànk du mujjee fenn yéene cabinet critique ne coronavirus bile ak fu muy mujjeek Sénégal bu ñu deful ndànk du jur ngeneel bu fekkee ne covid-19 bi dellu soit nag doole ci réew mi yéene cabinet tàmbale naa jur tiitange njiitu réew mi Macky Sall àdduna ci sàkku ci askan wi ngir ñu faratal masque yi las ne bilan bi mujjee tukkee ci covid-19 bi lu ëpp juróom benn fukki doomi aadama am ko bees njiitu réew mi Macky Sall ne bu ñu jëlul matuwaay ya ca war bu ñu deful ndànk liiraam ci ñag bi la jëm maanaam bu ñuy seetaan bu ñuy sàggan ba covid-19 bi dugaat ci réew meek doole mun naa jur leneen Le Quotidien ne tolluwaayu feebar gi tax na njiitu réew mi Macky Sall soññaat na ñëpp ngir ñu tàkk masque yi réew mi Quotidien ne mesure barrière yaa ngoog dellu suwaat na jëm ci xeexum coronavirus bi gannaaw bu ñu gisee ne lim nga tàmbale naa yokku ci ñu ko am ci biir yéen a di Le Soleil njiitu réew mi xëy sol maskam daal di sàkku ci ñëpp ñu mun koo jëfee ngir mun a xeex ak bañ covid-19 bi sampat fi tànkam yéen a di Libération ne dund nañu àllarba bu deretal ndax ñetti accident yi fi am bellu tolloog juróom-ñaari doomi aadama ñàkk ci seen bakkan yéen a di Vox Populi xëy joxoñ camion yi ne tàmbale nañoo jur fitna ci mim réew ndax accident yu bari démb ñoo ko sooke camion yooyu le faat nañu ñaari jàngalekat yéen a di Tribune ne ni coronavirus bi di faate ay doomi aadama ci mim réew accident yi ñoo ko raw la xew démb doon lu yem ñu bari diggante yoonu Mboro ak Matam yéen a ne ñaari jàngalekat yu jigéen yu jeexal seen formation ñu affecté leen camion moo leen bëkk ba ñu jaaree fa faatu bu dee ca Mboro ab woto mbëkk na fa ab jigéen gu fa ñàkk bakkanam te bootoon ab liir gu tooy xepp bu dee ca Sandaga ab camion gu amut frein saaraan ba faat benn doomi aadama yàq lu bari ca fa mu jaar bu dee ca Rufisque ab camion moo fa saaraan ba dugg ci ab salle de classe mel ni élève gu xëy si ba toog di xaar maître am camion ba jot na fa gaañ ñu bari jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu le ci la ñu yëkkate jotaayu xibaar yi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb Isaaxa Diagne moo fare woon ci xarale gi réalisation Pierre-Edouard Faye ci kanam tuuti sax moom Pierre-Edouard Faye dina fi teew dikk ak yéen ci seen rubrique ganu kër gi tey ji nag mu ngi ci dalal maître Massokhna Kane ba mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xiwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal yendoog jàmm